boo seetee sànq ci li may expliqué xam nga maa ngi koy waxtaan ak mbokk yi fan yi gis nga source d'information bu lay jox à 100% li nga soxla ça n'existe pas ci àdduna gis nga moo tax man par exemple li may def ma dama am plusieurs sources yoo xam ni xam naa ni au moins am nañ intégrité wu li leen wóor ci yëf yi la ñuy joxe mais n'empêche du ma jël loolu jël ko à 100% déedéet damay jël par fragment bu ma dajalee fragment yëpp ba pare damay xool lim ñi mbir bi concerné seen façon seen personnalité seen doxalin seen historique loolu yëpp ma prendre ko en compte par rapport nag léegi ak analyse boobu ma am plus information yi ci lay xam non seulement mbir yi réellement est-ce que éléments yi ñu génne c'est des éléments réels wala dafa am leneen lu làqatu ci ginnaaw wala ak tamit fan lañ ci jëm loolu c'est juste un exemple ci cadre information mais xam nga li nga wax moo ci nekk un système boo xam ni parce que techniquement système bi considéré lu nit ñi en tant que ay nit daf leen considéré en tant que ay ressources gis nga moo tax boo seetee duñ la encourager mukk ci sa dund en fait am benn on va dire cafka bi moo tax da ngay pare nag ñu mën la pousser non caay-caay am na nag xam lu tax xam nga ki nga xam ni comme li nga indi comme exemple ka nga xam ne maanaam dem na ba yëgatul ni en fait mbir yi amati na benn sens amatul benn comme li nga wax léthargie bi nga tudd mais loo koy remplacer pour lan moo tax problème mu drogue am pour lan moo tax problème mu sàngara am pour lan moo tax problème mu caaxaan am parce que loolu dafay tere nit ki en fait dafa bokk en fait ci les empêcher nit ki li mu war a xalaat ba gis ni fii ma nekk ci àdduna du lii moomu fi bàyyi foog mu xooli leneen loo xam ni man non seulement ci lay mën a jëriñ sama bopp ci lay mën a jëriñ si des ci lay mën a jëriñ sama njaboot xalaat googu lañ bëgg a dàq ci nit ki ce qui fait que moom benn façon rek lay doxalee système bi moo baax système bi moo mën a jëriñ xam naa ni mbir yi metti na ci sama wàll mais daal fekk maa ngi naan sàngam wala maa ngi jëfandikoo sàngam du garaaw et pourtant yooyu ngay jël yëpp da lay rey c'est pas par hasard xam naa li may waaj a wax ñu bëri nañ ma ci mere c'est le même principe la ñuy appliquer ci yu mel ni ay football ak basket ak yooyu yëpp xam nga looy seet lan moo tax rawatina nag chez les noirs moo xam c'est en Afrique moo xam c'est autre part ñu fexe ba gëmloo ñu ni rawatina nag la jeunesse noire koo ci fekk lu ñu lay gëmloo mën nga nekk le prochain Messi mën nga nekk le prochain Ronaldo ainsi de suite ñaata junnee xale ñooy toog seen xel di dem ci lool gëm ni ñoom loolu mën nañ nekk lool et pourtant en fin de compte ñaata nit la ñuy sélectionner boo ko xoolee de façon mondiale une centaine presque de personnes au maximum presque bon exemple la rek sur des milliers yoo xam ne ñoom ñëpp seen lépp seen dund yëpp dañ ko aj ci lool léegi ñoom bu ñu defee échec fan ban njëriñ la ñu amal société jànguñu dara football bi rek lañu yaakaar defuñ benn effort ci leneen jànguñu métier jànguñu dara ban njëriñ la ñuy amal société loolu toog ci mbedd bi di ataaya di wax lu seen yoon nekkul suba ngoon bu ñu demee ba mu wóor leen ni affaire bi metti na leen di foog ñu am xaalis te jànguñu dara lu ñuy def immigration clandestine wala crime nga def crime sa àdduna yàqu musiba am immigration clandestine nga nekk fa nekkaat fa esclave li ngay lànk def fii moo nga def foofu te li nga mënoon am fii di sutura sa bopp doo ko am foofu parce que nag ñu bëri loolu lañ foog dañoo yaakaar ne da ngay dem foofu maanaam au moins même bu fekkee c'est les mêmes travaux mais foofu au moins dinañ la jox lu ko gën a baax mukk parce que non seulement di nga fa am presque la même chose lañ lay fay mais li si gën a grave mooy la vie est beaucoup plus chère foofu que fii mooy li ma waxoon crise bi ñuy wax immigration clandestine c'est purement fabriqué parce que ñoom wóor na leen ne am na liggéey yoo xam ne fas ñu ko yéene def seen réew te esclavage jeex na fas ñu la yéene fay mais foog ñu teg la ci condition yoo xam ne yow yaa décidé ñëw xam ne ñoom ba ñu dañuy pare ne la yaa ma tooñ ndax yaa ñëw sama réew te tàgguwoo jaaroo ci fi lew pour bu ñu paree teg la liggéey bu leen neex fay la ci lu leen neex c'est ça moo tax y a beaucoup de choses yoo xam ne nit ñi foog ñu bàyyi ci xel xam nga maa ngi koy wax bi passé te mooy nit ñi dañ comprendre ne en fait gis nga
ennui dafa bokk en fait ci les faj question yooyu lan laa war a def ci sama àdduna bañ njëriñ laa war a am fan laa jëm ak sama àdduna loolu ci biir ennui la ko cerveau di traité te dafa am une aire spécifique ci cerveau boo xam ne moom mooy gérer loolu. léegi comme li nga indi ci exemple boo xëyee liggéey bi aw ak yow fii foo amee 2 minutes yaa ngi ci réseaux sociaux yi yaa ngi sa téléphone foo wàccee sonn nga tas nga lekk ngay tal ak nelaw fan la sa xel di fonctionner fan la sa xel di fonctionner amul temps bu mu fonctionner amul temps boo toog di xalaat amul temps boo consacrer sa borom presque yooyu yëpp nga prendre ko en compte là nag ci ngay comprendre c'est tout un système et c'est fait exprès parce que li ngay seet bu fekkoon loolooy jëriñ dëgg-dëgg mais ñu am seeni milliards kon lu tax duñ ko def parce que bu doon luy jëriñ la ñoo ci jiitu ñëpp mbir bi loolu la moo tax nag il faut ñu nangoo nag jël suñu bopp en main dëgg la nag waxuma na ñëpp quitter seen liggéey loolu taxuma wax parce que ku nekk ak li nga suturloo mais il faut que ñuy nangoo xalaat à autre chose parce que it nañ waxante dëgg salaire kese yorul kër de salaire kese yorul kër parce que dañ la fay sa salaire façon boo xam ni gannaaw li ngay yoree sa bopp le strict minimum doo dencaat dara de boo dencul dara foog weer bii di ñëw nga ñëwaat liggéey nga toppee ko noonu weer après weer xëy retraité loo téye foo nga nekkaat fi lijjanti yeneen c'est ça c'est tout un cycle moo tax nag yëf yi moo ngi noonu entrepreneuriat xëy na du ñëpp ko mën a song à 100%. waaw am na li ngay di wax xarmat yooyu yëpp a ngi ci biir parce que it nit il faut maam gannaaw liggéey bi ngay liggéey il faut nga xam sa vocation lan la vocation mooy lan mooy li nga xam ni yow am nga mbégte wala am nga yitte ci di ko def mais mu tombewaale mu nekk loo xam ni nit ñi soxla nañ ko ci yow loolu mooy vocation gis nga gannaaw nit ki liggéeyam il faut que mu découvrir vocation am lan la xamit vocation nan la mën a fexe ba non seulement mu jëriñ ko moom mu mën ci sutural ay waa këram mais aussi mu mën ci jëriñ nit ñi ay moroomam mbir bi fookul